privée des gens ça ne vous intéresse pas. La vie privée de xaw ma ñu leen tuddee xaw ma influenceur. comme si connerie la. baal leen ma c'est pour moi c'est des conneries ay influenceurs. mais loolu li ngay kaas ne ñu ngi ci këru diine yi ba léegi de influenceurs yi ngay wax. xam naa si côté gàmmu gi. xam naa loolu di. ñoom ñoo gën a siiw sax léegi. parce que le net dëgg la le net baax na dëgg la moyen de communication la mais il faut savoir l'utiliser intelligemment. ok mais di ko wane ab doomu sëriñ. mu sol xaw ma lan. ay waxi détails yoo xam ne yow doomu sëriñ ba doo ko natt ci masalaam. déedéet doomu diw la ak doomu nangam mi ngi. doo ko natt ci xam-xamam. Non il faut dire la vérité. doomu sëriñ bi doo ko natt ci xam-xamam doo ko natt ci lenn. lu dul mbub ma mu sol ak. lu nekk ya mu takk ak. fa mu nekk ak. chaîne or ba mu takk mais attendez là on vit dans quel pays. mais est-ce que yow dañoo bëgg a méngoog jamono comme maanaam moderniser. waaw moderniser baax na waaye ba moderniser day fekk base ba solide. ok. voilà ok oui. day fekk nga am base. parce que li nga wax nag nit bu bàyyee yoonam dem si beneen yoon ñi nga fekk doo leen dab mukk te dal lay mujj a xeex. xam nga sama papa nee na xaw ma naan sama papa olof nee na. ànd boo wàccee sa ànd. ànd moo dem fekk ca borom. waaw. doomu sëriñ yi man du ma donneur de leçon. ku nekk xam nga li fi sa maam liggéey. je ne donne pas de leçon aux gens c'est pas mon style. mais yaa ngi wax góom bi sànq nag xanaa foofu moom si nga bokk si gétt gi. waaw xool li ñuy jëfandikoo. waaw mais xam nga milieu sëriñ dafa complexe. mais est-ce que kon dina baax bu fa jàngoro ne est-ce que dina wér bu dee dafa complexe. non je veux dire moi je ne suis pas outillée pour porter ce message là. ay kilifaa ngi fi ñu ma gën a ñu ma sut. Je peux contrôler tout ce qui est autour de moi ma famille et cetera mais am na foo xam ne mënu ma fa yegg. parce que atub sëriñ boo waxee ñu ne dafa iñaan. boo waxee ñu ne dafa ko iñaanee. mais ñuy déglu ak ñuy seetaan xam nañ li jaar yoon ak li jaar yoon. moom comme je dis souvent gis nga kër sëriñ. boo fa juddoo màgge fa. ok xam nga lu baax ak lu bon. parce que ci sa kanam tu as 10 000 exemples. yoo xam ne tey mën nga ca référer. ñuy say référence bu fekkee ne nag yow parce que dafa am doomu sëriñ yoo xam ne aussi dañu bëgg lu yomb. du ñëpp nag moi je veux dire gis nga Sénégal nit ñi dañuy def toujours ay amalgame. 80% des fils et des filles de marabout ñu ngi ci seen ay yitte. xëy na 20% bi wala 15% bi ñooy def naka sudul noonu. mais 80% des ñi jóge ci kër diine yi. ñii ngi ci seen i tool. ñii ngi seen i daara. ñii ngi seen i liggéey. taluñu sax ñii ñi li ñuy tal. malheureusement la mauvaise graine. des fois mooy ñoom xam nga yéen sites yi da ngeen bëgg buzz. ci mauvaise graine yooyu rek ngeen di focus. xam nga benn pompiteer bu nëb si saako est-ce que yaakaaroon dana dem ba yàq saako. non mënul yàq saako ñenn est-ce que ñenn ñoo demul. mënul yàq saako non parce que ñooñu ay kii lañu ay businessman la. non ay kii lañu rek c'est-à-dire que xam nga damay faral di wax ni doomu sëriñ boo juddoo fi nga war a juddoo maa ngi fi nga war a màggi. boo jàddee di nga xam ne jàdd nga. xëy na en temps di nga génn ci rang yi. mais booy màgg tuuti rek tu rejoins les rangs. ci li ma xam sama kër moom man xaw ma yeneen kër yi. man kër Serigne kër Cheikh Hadj Malick laa gën a xam. mais ku ci jàdd itam. te bariwul sax de. bu yàggee paa yi dinañ la recadrer ne la nii dinañ la am nañ fu ñu la jëfee nga duggaat ci rang yi. mais kër Serigne yi actuellement dafa xaw complexe parce que xalifa yi amatuñu boobu. man dama la koy wax amatuñu boobu ascendance ci nit ñi. ça c'est une réalité qui est là bu njëkk sëñ Mountakha wala sëñ kii nekkal sëñ Touba boo waxaan. benn murit ci teg baat. ñun tijaan sax ñoo xawoon gën a démocratique ñun moom xam nga ñun dañu mës a xaw a indiscipliné. pardon da nga lay goon ba ëpp quoi. waaw ñun dañu ñoo gën a xaw a am tuuti liberté. parce que suñu doctrine ni mu doxale la. boo nekkee muqaddam. bon mu ngi noonu. mais bu njëkk xalifa sëñ Touba. kenn mësul layam li muy wax. bu ko waxee loolu lay am. et aujourd'hui gis nga li xew. moom kay. l'autorité s'effrite. du ma ni am na lu ci
état yi di def. parce que état bi aussi effriter pouvoir religieux bi. daf leen di arranger. c'est la vérité. mu neex leen mu naqari leen c'est la triste vérité. am na luñ ciy liggéey loo xam ne c'est pour effriter mais dama dana leen wax la sëñ Abdou Aziz Alamine waxoon nee na leen gis ngeen Sénégal. kër Serigne Sékou téye. parce que ba leen fexee ba effriter. l'autorité des chefs religieux. di ngeen xëy suba bëgg a ndekki mu tëleen. mais est-ce que loolu du doomi ñi ngay waxee doomi sëriñ wala doomi soxna yi ñoom ñoo ko gën a yombal na. non parce que nit ku xamul dara mënoo ko yàq loo yàqalu ne dafa fekk nga lëngoo ko fa xam. non je ne crois pas que doomu sëriñ yi ñu ngi ci doomu sëriñ ñi ngi seen farata. à 90% man maa la ko wax man. ah dinañ si ñëw parce que. waaw boo duggee ci biir kër sëriñ yi am danañ si ñëw partie bu yaa parce que. gis nañ ne taalib yi dëgg-dëgg pour ñu jote si xalifa ba influencé yi ngay wax ñoo gën a yomb si ñoom. yaakaar nga ko ah loolu am influencé koo xam ne yow kat-katam bu tooy lay daw taf mu yegg Tivaouane wala mu yegg Touba gis koo xam ne tey mu ngi jógee région Matam wala Kédougou wala Ziguinchor am na ñetti fan si kër gi. pour mu gis xalifa bi day jafe. kenn nag moom day jógee Dakar gi ñëw taf mu gis xalifa bi am fa quelques minutes demu yoon. man xaw ma influenceurs yi la plupart du temps je les fréquente pas. mooy kaakat yi rek wala. mais man je les xam nga ñun suñu xaw ma man sama cercle familial. nous on ne gère pas ces choses là. ay influenceurs rek ay ces choses là ay xaw ma topp kaa xaw ma la. ñun on n'est pas dans ces choses là. sincèrement il faut le dire. yàlla ñu ciy suturaal. mënuma nag juger yeneen kër yi parce que xëy na loolu moo leen intéressé. mais ñun suñu kër bokk. ëttu sëñ Babacar Sy. la plupart du temps on n'est pas dans ces détails. tu vois na nga ne boo demee boo bëggee gis sëñ Moustapha gis ko. parce que moom moo toog ci daara ji. mais il est là-bas. il y a beaucoup de gens qui le voient. sans protocole. amul influenceur amul patati amul patata. je crois qu'il reconduit le même chemin que mon père. sëñ Abdou am heure boo xam ne pour talibé yi. day wàcc ci suuf ku ñëw fekk ko fa. donc man ñoom laa mën a wax. parce que li ma gis suñu kër ça n'a pas vraiment changé. ça a toujours été. amul taalibe bu lii amul taalibe bu laa man xaw ma ko am alal la ko amul je m'en fous d'ailleurs. parce que dundaloo ma joxuma ma lekk. boo amee sa alal pour sa famille la c'est pas pour moi. moi je travaille. donc je crois que et je l'ai dit tout à l'heure les rapports. entre taalibe yi. ak sëriñ si. il faut ñu xoolaat ko. ces rapports là. parce que li ngay wax noonu. peut-être que yéen li ngeen di gis mooy le dessus. mais je suis sûr que sëñ Mountakha yenn saa yi mu dem ci toolam. est-ce que foofu influenceurs yi dañ ko fay fekk. yaakaar moo ko de. mën na ñàkk ne parce que. gars yi nag dañoo am lobby la de dañoo xam. calendrier gars yi dañ leen di xam sax. vous savez sëñ Babacar Sy Mansour. le temps influenceurs yi yàbbuñu ko. vous posez pas la question pourquoi. waaw moom dañ naan dafa tàng almaa. c'est pas une question de tàng c'est juste que on n'est pas structuré. kër gu nekk dafa am nu mu structuré. ñun structuré wuñu comme ay histoires d'influenceurs. wala kii borom alal man pour man non man gàmmu Tiwaawan gisuma gàmmu Tiwaawan ñun suñu kër xale yu góor yi dañuy doxal sax ci mbedd yi. nit ñi di leen. je crois qu'on est un peu différent c'est pas pour nous nu mu tuddati mais le fait d'être influenceur n'est pas tellement important pour moi. nit nga taalibe nga da nga ñëw ci kër bi. boo ñëwee nga def li nga war a def et puis jeex na. relation taalibe ak sëriñ dafa am lu leen lié. du dëgg. ndax dégg naa sëñ Babacar Sy radiyallahu ta'ala anhu daan na wax ni bu taalibe kër sëriñ yëpp a yem il y a toujours un petit lobby autour du marabout mais dégg naa ni dafa daan wax ne comme dugal ngeen seeni gaay léegi nag bàyyi leen ma gis samay gaay. ok waaw maanaam bëkk néegi dañ dugal lu leen neex. waaye moom am na heure boo xam ne da koo réserver taalibe yi nga xamante ni jotuñu ci moom. mu wàcc nag nekk ak ay gaayam. parce que ñooñu baal ma seen pas-pas a gën a dëgër yéen. non carrément kay ñu koy maanaam li ñuy daj ak li ñuy dund sax ñuy xalaatuñ ko. li ngay wax nii c'est vrai. dinaa la jox benn anecdote boo xam ni. bëgguma sax di ko wax mais dafa am benn soxna bu bëggoon jël werd. am ko mu bëgg mu jox ko werd. mu wax ma ko ma ne ko da ngay woo diw xëy na moom dina la ci jàppale mu jox la werd. mais xam naa ni dafa dem lu yàgg mënuñu ko jox. ñu négliger ko. et je suis sûre que du góor gi parce que. bëgg
waaw xam naa ki mu ko booleel moo ko fulaalul. ok. alors benn jour mu woo ma di ñuy waxtaan ma ne ko mais yow mu ne ma man de dama bëgg nga wutal ma keneen ma ne ko waaw yéen kat yéen a bëgg dem ci mag ñi te mag ñi moom léegi ay mag la ñu amuñu jot. ba benn feebar ñii dañu feebar ils n'ont pas le temps mais wér da ngay seet ku sa xaal àndal rek nga dem ak moom. mu ne ma waaw mais man li ma jaaxal mooy tous les jours ma dégg ñu ne recevoir na politicien wala recevoir na lii wala recevoir na laa. ma ne ko waaw mais ñooñu yow tam da ngay xam ne mag ñi fi ñu toll la. ma ne ko man sama papa mu ne ma ne ko am na ay temps ci mujj dundam. ku ñëw di jël si wérd daf la naan bu dee xale nga. daf la naan demal seeti Moustapha. ma ne ko parce que xam na ni moom nga tollool génération. te moom xëy na dans quelques années il sera plus là. kon kañ kii nga war a mën a gën a mën mooy sol génération ma ne ko des fois yéenay bëgg dem ci mag ñi. dëgg la am wérdu xalifa bi wala am na li sëñ Maodo wala baax na. ma ne ko waaye silsila bi c'est Alaaji Malick la donc benn la rek. yéen a bëgg rek ma ne ko dee leen dem ci xale yi nag. ñu leen jox wérde parce que mag ñi am na foo xam ne bu ñu fa tolloo seen âge mayatu leen ko. seen santé mayatu leen ko seen leneen mayatu leen ko. donc loolu moo tax mais que sëriñ si crise yi am ci dëkk yëpp moo fi am moo am ci comme léegi y a des crises comme partout dans le monde. boo demee dans les grandes familles européennes c'est la même chose. soo demee dans les grandes familles royales c'est la même chose. Dans toutes les familles où il y a tant soit peu d'influence de pouvoir. il y a toujours des fois des crises. te crises yi mënoo ci lu bari. day ànd ak jamono rek yenn saa yi nga dajalewaat njaboot gi. loolu rek la mais c'est ça.